salaamaaleykum mbokku internet yi tey nag yéen a ngi ci seen émission waxtaanu àdduna comme ni ñu koy faral di defee rek saa su nekk di waxtaanee lépp loo xamante ne rek fii ci àdduna bi la tey nag avant ñuy commencer rek dañ leen di daal di baalu àq ci weer yi nga xamante ne moom lañ nekk muy weeru Ramadan di leen di baalu te di leen di ñaan aussi ngeen baal ñu yàlla def ñu fekkee koy at yu bëree bëri commencé nañ ko nag ci bismillahi rahmaani rahim ñu ñaan yàlla suñu borom rek ñu daal di ko yëggale ci alhamdulilahi rabil alamin tey nag waxtaanu àdduna daal di dalal ki nga xamante ni moo di Boucar Diouf Salmacorp nekkoon professeur en histoire et géographie en 2019 mu daal di def formation bi nga xamante ne moo di second cycle école nationale des travailleurs sociaux et spécialisés instant bi nag mu ngi en formation pour doon conseiller en travail social nekk en même temps aussi coordinateur départemental bu PASTEF fii nii ci Fatick. bàyyi rek mu sandi quelques kàddu avant ñuy ñëw ci suñuy question salaamaaleykum mbokki Fatick salaamaaleykum Aïcha maa ngi lay gërëm lay sant di gërëm waa Fatick TV Lamine Diagne Papis et tout le personnel de Fatick TV donc di nuyu mbokki Fatick yëpp di nuyu Sénégal yëpp. di nuyu mbokki Mbelacke Diaw comme ni nga ko waxee nag man la Boucar Diouf donc dëkk Mbelacke Diaw. nekk coordinateur départemental PASTEF et nekk candidat au poste de maire de Mbelacke Diaw pour 2021 xaw ma 2022 donc ça dépend de la date voilà lay remercier bu baax. ñuy première laaj rek dañ koy jëmale ci Boucar Diouf di ko laaj rek ba xam ani lan moo tax mu dugg ci milieu politique. li tax ma dugg en politique. alors en 2016 laa dugg en politique. donc dans le parti PASTEF. dugg en 2016. en politique donc installé le parti PASTEF dans la région de Fatick et desak moom dans le département de Fatick nekk coordonnateur départemental donc de 2016 à maintenant alors en plus de ça donc ma dugg dans la politique en même temps donc ci sama localité Mbelacke Diaw investir sur le terrain voilà di wër ci village u Mbelacke Diaw yëpp fu ne teg naa fa tànk xanaa uyal sandi laa fa demagul donc tax na ba fi mu nekk nii ma ñeme ne war naa mën a nekk candidat donc à l'élection aux élections locales à venir au poste de maire et depuis lors nag biñ nekkee en politique wax dëgg fa yàlla dañu defee politique noo xam ne alors duñ ko daan defee noonu maanaam ñëw xaar ba ñu ne élection jublu si na nga doog a ñëw samp sa ndënd dañu ne loolu war na fee mën a jeex parce que population bi dafa sonn. ndax lorsqu'on s'est investi en politique bu ñu duggee ci politique alors ñu dem ci terrain bi gisanteeg population bi waxtaan ak ñoom dëkk bu ñu dem ñu wax ñu seeni soxla ñu def ca la ñu mën moo tax depuis 2017 ba léegi. alors jot nañoo investir plus de 3 millions de francs CFA sur le terrain man Boucar ma ànd ceeg koo xam ne c'est un grand patriote mu tudd Amadou Chérif Diouf di coordonnateur PASTEF Canada dëkk Mbelacke Diaw ne ma Boucar comme yaay coordonnateur départemental PASTEF ñu dëkk benn dëkk muy Mbelacke Diaw alors dañuy dem liggéeyali la population dem investir u foofu ndax ñu mun leen génnee ci ndóol bi ñu nekk ci li ñu mën comme ça li ñu def noonu yeneen politiciens yi buñ ko defee au moins population bi dootuñ xaarati état au moins population bi li ñu dund dootuñ ko dundati moo tax xam naa dinaa ci ñëw ci kanam ci réalisation yi ñu def. Boucar wax nga ko sànq ci say biir wax. nee nga da nga dugg ci langue politique bi. pour xool li nga xamante ne moom la population bi di difficulté yi nga xamante ne moom la population bi di rencontrer. tey ñu gis ne politiciens yu bëri. maanaam am la ñuy demee. soo yoree as tuut ci sa poche rek soo yoree lu bëri sa poche rek da ngay naan bàyyi ma dem. dooni investir pour doon maire mbala leneen ak leneen. te yow ci sa jaar-jaar gis nañ ne ci professeur nga nekkoon. ba tey jii ni yaa ngi en formation kon ce qui veut dire que. toogagoo sa poste ba tey di liggéey donc Boucar tey jii ndax mën nañoo xam Boucar ndax ay propre moyen wam lay demee wala dafa am ñoo xamante ne ñoo nekk ci ginnaawam pour que buux ko ñoom ñu mun a xaalal ko yoon bi ndax ñoom ñu mun a dugg ci nga xamante ne
voilà donc comme ni ma la ko waxee sànq. opposition ci opposition bi lañ ne te ku xam opposition xam ne foo mën a jëlee xaalis ci sa poste la mën a ne mais du xaalisu état moo tax ñun bañ investir en politique comme ni ma ko waxee sànq. investir ñu jël ci suñu poche jëlewuñ ko fenn fu dul suñu poche parce que nag Pastef dañoo nekk parti boo xamante ni muy fonctionner mooy du ñu jëlee feneen xaalis militants yi ñooy investir ci seen poche ci seen doole te dañoo gëm ne ñun cette façon de faire la politique dafa war a prospérer dafa war a sax ci mim réew moo tax noonu la ñu doxalee fii nag à Mbellacadiao que ça soit à Fatick dans les autres départements dans les autres communes du département de Fatick et dans les autres départements du Sénégal aussi c'est comme ça que Pastef fonctionne noonu lay fonctionner maanaam ñun dañuy jël suñu xaalis ñu dugal ko ci soxlawuñu beneen dërëm buy jóge feneen gis nga tout dernièrement le Nemmeeku Tour bi ñu def au niveau international regroupé plus de 125 millions te loolu yëpp ci xaalisu militants yi la jógee mais jëlewuñu feneen xaalis waaw donc loolu lañ def au niveau de Mbellacadiao aussi ñun dañu ne alors li ñu def mooy suñu xaalisu bopp moom la ñu investir jox ko la population ne leen lii la ñu am bu ñu doyloo nag wóoluñu parce que lan ki la olof nee na ki la jox ndekki bu la diggee añ war nga koo gëm ñun amaguñu waaye ñu ngi def suñu kemtalaay kattan ci suñu néew doole di koy def ci population bi ñoom ñooy gis ñoom nag ñoom ñooy juger bu ñu demee comme ñu ngi commencé di xëccoo am na vraiment des candidatures beaucoup de candidatures yoo xamante ne ñu ngi nii di doog a ñëw ñun moom on a été sur le terrain depuis 2017 population bi xam nañu. waaw li ma motivé cet politicien alors maa ngi juddoo Mbellacadiao comme ñeneen ñi dugg en politique comme ñeneen ñi aussi alors di wër ba population bi yàlla def na vraiment xam nañ kan mooy Boucar Diouf te population bi gis na lu ñu def sur le terrain gis nañu gas nañ lu mu ndaw juróomi teen ci juróomi dëkk maanaam dañuy dem fekk ñoom ñu ñàkk ndox ñu ne duñ leen bàyyi noonu ma waxtaan ak ñoom boo xam ma jël 10 écoles élémentaires ñu jël les 10 meilleures filles des classes de CI mu jëndal leen fii bu ne benn béy buy jar ñeenti junni teg ci junni lu mu passé defal ko diplôme ci turam defal ko kaala xew boobu ñu ngi ko defee woon Mbellacadiao ñu jóge foofu alors mu ne ma da ngay ma am benn préfinancement bu ma leen di defal ñoom ñu dem liggéey ma dem jël fukki groupe ak ñett jigéen jox leen 500 000 soobeel dinañ leen woowaat ba def le bilan de leur travail ñu jóge foofu alors mu jël des femmes benn village bu ñuy wax Ndairi les femmes là jigéen ñi dañuy def juróomi kilomètre pour ñëw Mbellacadiao lu xaw a mot juróomi kilomètre pour ñëw Mbellacadiao pour mun a wol seeni dugub wala ñu soq ko te élèves yi ñoo koy indaale bu ñu dem école lañ leen koy jox ñu indaale ko ñu xool gis ne lii vraiment fi ñu toll fi àddina bi toll waruñu woon dem ba jigéen bi jànkonteel yenn problème yi noonu la ñu def ñu jëndal leen moulin à mil machine wolukaay jóge foofu ñu ne ñu ñoom daal dañoo bëgg a liggéey ñu jëndaatal leen benn bâche boo xamante ne dinañ ko mën di louer jëndal leen ay chaises yu ñu louer dama defe ne gis nga loolu ak leneen loo xamante ne ñu ngi koy def sur le terrain ma yaakaar ne gis nga loolu bu politiciens yi yëpp doon def noonu wax dëgg fa yàlla passé nañ fi waaw te état bi à un moment donné foofu dafa absent kenn gisu ko bàyyi population bi ñu sonn moo tax ñu gis loolu ñu ne dinañ ci jóg li ma bëggoon wax nag Mbellacadiao li gën a tax ma dugg en politique ñëw ci foofu rek yaa ngi
woon ci biir réalisation yi. mun naa ne sax da nga ko anticiper. avant ñuy ñëw ci laaj boobu. daanaka wax nga li nga xamante ne yëpp réaliser ngeen ko au niveau de Mbellacadiao. ñu gis ne def ngeen fa ay teen financé ngeen aussi femmes yi. jox ngeen appui tamit xale yi nga xamante ne ñooy jàng te di ci am ay moyens yu baax. pour rek ñu à l'avenir aussi ñu gën a góorgóorlu seen morom yi aussi nga xamante ne amuñ loolu ñu gën a góorgóorlu. kon tey su ma déggee loolu yëpp nga xamante ne Boucar Diouf wax na ko kon mun naa jàpp ne Boucar Diouf bokkul ci ñi nga xamante ne maanaam seen localité bañ dëkk xamuñu leen. campagne moo leen di andi foofu ñu ñëw samp seen dënd ne dañu doon ay candidat donc tey jii nii kon Boucar mun nañoo ne apporter na un plus parce que ci li nga jot a wax fii mun nañoo ne sillonné nga li nga xamante ne moo di Mbellacadiao kon campagne bu ñu jotee doo am problème côté boobu pour convaincre la population. L'ancien maire de Mbellacadiao maa ngi nuyu toute sa famille parce que maak moom ñoo bokk dëkk doom la nekkoon ci man le maire bi muy dund ci laa commencé politique dugg alors di def campagne wax ñëpp ne bu soobee la élection mairie yi di ñëw man candidat lay doon donc yàgg naa ko wax du tey laa ko wax donc depuis 2017 laa ko wax en ce moment booba ñu bëri ci ñi nga xamante ne wala ñëpp bokk ñëpp laa bëgg a wax ñëpp ci ñi nga xamante ne actuellement nee nañ ay candidat lañ en ce moment kenn ci ñoom ñemewul woon nekk candidat ne man candidat la kenn donc man du ma koo xam ne dama voilà très bien peut-être mun nañ ko wax ñun ñoo leen may fit mais li ma bëggoon wax mooy man du ma nit koo xamante ne damay bàyyi ba opportunité ba occasion taxaw may sotte ci kawam naan dama bëgg a diriger alors la population bëgg a diriger la commune alors que defuma fi loo xam ne nit ñi war nañ ma ko wooloo ba jox ma jiite la population parce que macha allah comme ni ma ko waxee sànq alors réalisation yi ñu def sur le terrain mais aussi yàlla may nañu lum ndaw ndaw xam-xam boo xamante ne mun nañ koo yoree la commune de Mbellacadiao moo tax dafa jot li ma bëgg a wax la population de Mbellacadiao mais surtout la jeunesse ñi nga xamante ne ñooy les jeunes xale yi nga xamante ne dañ leen di yóbbaale ci loo xam ne ay naxee mbay la population waratuñoo nangu population Mbellacadiao waratuñoo nangu ku jóg rek naan man dama bëgg a diriger la commune ku jóg rek naan dama bëgg a nekk maire loolu dañ ko war a bañ gis nañ fi ay mairie yoo xamante ne ay ministre conseiller ñoo leen diriger ma joxe mairie bu Sandiara le ministre conseiller Serigne Diop moo ko diriger le meilleur maire du Sénégal moo ko diriger ministre conseiller su soxlaa président Macky Sall képp ku dugg digganteem ak président Macky Sall doon xaar état bi kese dara du ko def foofu lan moo tax tey Sandiara alors tax ñu naan Serigne Diop mooy le meilleur maire du Sénégal lan moo tax Sandiara tey la mu am maire amuñu ko c'est parce que le maire Serigne Diop dafa sol ay dalam dem bitim réew wuuti ay partenaires ñu ñëw travailler liggéey ak Sandiara loolu nag ci loolu lañ taxaw ñun te am nañ ko li ñu dese mooy la signature du maire ñun dañoo ànd ak des partenaires yoo xamante ne c'est des partenaires au développement bu ma waxee des partenaires au développement nag mooy partenaires yoo xamante ne nañu jàppale ci mbéy mi nañu jàppale ci càmm gi nañu jàppale ci éducation ci école yi nañu jàppale fépp foo xamante ne day sooxe ci biir Mbellacadiao te loolu dama yaakaar ne ñett yi ñun dañ koo boole mooy lan teel a jóg ba population bi xam ne ñii fii lañ jëm bañ a ragal duñu ay ragal alors teel a jóg ba population bi xam ne ñun lii la ñu soxla benn leneen li mooy ñu def ñoom ñu gis xam ne ñii de ñu ngi def te amuñu waaw donc saa yu ñu amee li ñu def dinañ ko def téeméeri yoon wala junni yoon leneen li ñetteel bi mooy ñun dañoo am ay partenaires yoo xam ne mun nañoo jàppale ci fan yooyu ma lim sànq muy càmm gi alors mbéy mi muy éducation muy santé wérgu yaram parce que lépp a sooxe donc ñetti ñooñu population bi dañoo war a juger képp ku remplirul condition yooyu wax dëgg fa yàlla dañ la war a ne demal toog yow munoo diriger la commune parce que jóg naan jàng naa lii jàng naa la alors dama war a diriger wala jóg nax nit ñi boole leen ba pare alors jékki-jékki génn naan damay diriger loolu dafa war a jeex te loolu dama gëm ne jeex na waaw dama gëm ne jeex na parce que population Mbellacadiao dootuñ ko nangu. tey jii Boucar avant muy jóg naan dafay présenté wu li nga xamante ne moo di élection locale yi. ndax toogul xalaataat. parce que daanaka fan yee ñu wees. amoon na fi benn manifestation boo xamante ne. seen njiit daanaka ne ci
kii bi moo waraloon li nga xamante ni moo di manifestation bi. est-ce que tey Boucar waxul ne man mii kat balaa may jóg naan damay investir pour doon maire. dinaa xoolaat. parce que amoon na fi problème bu mag boo xamante ne amoon na. te suñu njiit bokkoon na si ñi nga xamante ne ñoo ko waral. hésité woo avant ngay poser sa candidature. daf ma gën a renforcer sax soxna si gis nga loolu. dafa gën a tax ma ñeme. ndax wax dëgg fa la depuis lors maa ngi doon wër. nit ñi xamoon nañ ma. mais tey lañ ma gën a xam. nit ñi bëggoon nañ ma mais tey lañ ma gën a bëgg. nit ñi xamuñu woon Pastef tey lañ ko gën a xam. ndax lan parce que nit ñi ma bokkal dëkk muy Mbelaka Jaw alors sama mbokk yi Mbelaka Jaw ñoom ñëpp xam nañ ne ñu ngi doog a xam ne Boucar kat donc ci dëgg la nekkoon. ndax ki ma àndal dafa nekk mbër moo xamante ne wax dëgg fa yàlla dafa neex a présenté muy le président Ousmane Sonko dafa neex a présenté parce que Sonko fi mu taxaw ba muy jàmmarloog Macky Sall ba léegi fa la taxaw bougé wul benn yoon te gis nañ ne ñu bëri bu dul ñëpp bokk ñu bëri ci nekkoon opposition bi doon ŋaññi Macky Sall tey ñoom ñoo ko fekki di koy wëyal di koy xalamal Ousmane Sonko taxaw fi mu taxaw te li weesu li jàll nii mais xale bu gën a ndaw boo ko laajee mu ne la lii ay coup monté la lii complot la lii ay caaxaan la Sénégal waroon na weesu loolu waaw loolu lañ yaakaar te loolu am te Sénégal waroon na weesu loolu waroon na ko weesu ñun dañoo am yeneen problème c'est-à-dire population bi dafa raw gouvernant yi mentalité population bi dafa raw mentalité gouvernant yi alors li ma koy waxee mooy au moment où gouvernant yi di xalaat troisième mandat quelque chose comme ça leneen ak leneen wala éliminer adversaire politique ñun population bi gis nga li ñuy xalaat fu Sénégal demee kanam lii nii ñu teg ñu tuumal Ousmane Sonko mooy pièce théâtrale bu ñu joué yàgg na ci série yi ngeen di seetaan ah joué nañ ko foofu bu yàgg ñoom nag ñu jël ko bugg koo joué def ko ci Ousmane Sonko mais du mun a jàll parce que population bi dañ ñoo kii voilà population bi dañ leen raw ñun am na yeneen urgence xale yaa ngi fii liggéey lañ bëgg étudiants yi barke dem laa dem université mais image yi dama kersawu pour wone ko laa fa dem fekk étudiant Mbelaka Jaw yi xale yu am jom yu muñ yu bëgg jàng ndax li ñu bàyyi seen ginnaaw bëgg a ñëw servir seeni parents seen papa ak seen yaay yi ñu bàyyi ci ginnaaw mais xale yu ñu ngi dund jafe-jafe yoo xamante ne man dama rus photo yi ma jël ma dugal ko ci internet bi dama ko rus ndax ñoo ngi toog ñu ngi lu mot 20 nit wala lu ko ëpp ci benn néeg bi dal yi rek xejuñ ci néeg bi ah au moment où politiciens yaa ngi fi di rey nit ñi naan man maa def lii man maa def lale mais nañ toppatoo xale yi nañ toppatoo jàngu xale yi nañ toppatoo liggéey xale yi moo gën ñu nekk ci ay complot kii violé na kii violé na kii ah te loolu yàlla xam na ak ñu bëri nit ñu baax ñi ñu jub ñi xam dëgg xam nañ ne loolu ay tappale kese ñun nag tey laa gën a nekk ci Ousmane Sonko tey Ousmane Sonko rek amul leneen lu mën a nekk waaw. mbaa du ngeen def ñi yeneen gars yi di def rek. maanaam yéen a ngi période campagne. waaw mun naa ne sax débuté ngeen campagne yi. parce que ku nekk ngi wax fa nga xamante ne fa nga mënee. waaw est-ce que tamit promesse yi nga xamante ne moom ngeen di def jeunesse bi moom ngeen di def la population moom ngeen di defal population bi. ñi nekk ci localité bi. est-ce que tamit tey jii bu ngeen toogee place ñooñu du ngeen def la même chose. bon ñun xam nga kenn mënuñu koo wax. ndax ñu ngi def déjà sur le terrain loo xamante ne amul benn opposition bu ko mos a def sur le territoire de Mbelaka Jaw mosul am benn opposition bu ko mos a def waaw ñu ngi koy def te duñu def promesse duñu diggalaate naan dinañ la defal lii loolu duñ ko def man boobu Boucar du ma ko mos a def waaw ndax dama ne Mbelaka Jaw laa juddoo fa laa yaroo Mbelaka Jaw moo ma jox lépp lu ma am ba fi ma toll nii sama engagement politique mooy ma delloo leen njukkal parce que xam naa ne sama salaire permettre ma ku ne ma jox ko 1000 francs donc li ma mën mooy ma dugg politique parce que xam naa ne mën naa cee dugg ma dugg ci xeex ba Mbelaka Jaw am loo xamante ne amu ko woon loolu man moom laa bëgg léegi leneen li ay promesse gars yi dinañ promettre mais population bi fi mu nekk nii dañoo yeewu lépp lu ñu promettre xam nañ ne ñii duñ fi def dara parce que mosuñ fee def dara waaw mosuñ fee def dara génnee seen poste def dara nag bokkul xam nga génnee sa poste def
ak dem dugg ci benn organisation ñëw def wala fi ngay liggéey ñooñu ñëw def bokkuñu. da ngay ñëw jël sa poste ñëw def kooku xam ne ki ma gasal teen bi ki ma jëndal amel bi ki ma jëlal chaise bi wala bâche bi ainsi de suite kii faloo dina ma defal lu ñun duñu promettre xam naa ne daal lenn lañ mën a wax comme promesse mooy bu ñu yéegee situation bi waa Mbelaka Jaw nekkee nii dina deñ bu soobee yàlla waaw. ñuy jeexalee rek suñu jeexal te waxuñu ñëwaatuñu encore ci manifestation yi nga xamante ne ñoo jàlloon parce que gis nañ ne yi manifestation yi amee waa Fatick opposition bi fi nekk muy waa Pastef am na taxawaay boo xamante ne taxaw nañ ko fi invité woon ngeen ci samul benn conférence de presse gis nañ ne vous l'avez fait mais nekkul ne da ngeen di jaayante doole wala da ngeen ñëw jàkkaarloo ñu nekk Fatick naan da ngeen di xeex ak ñoom def ngeen ko avec diplomatie loolu noonu ani lan moo ko waral alors que ñeneen ñi nekk Pastef ñoo nga fële ca Dakar di bokk ci xeex bi nga xamante ne moo amoon. bon en fait xam nga fu ne situation bu ne ak ay réalité am donc situation am ngeen bëriwul au niveau de Fatick moo tax. non bëri nañ sax mais loo gis rek ak réalité am foo gis aussi ak réalité am alors réalité Fatick du réalité Ziguinchor du réalité Saint-Louis du réalité Dakar waaw boo déggee ma wax la ko c'est pas parce que bëri nañ fi lool te balaa nga koy xam alors fi nga ko xamee mooy fii bi Sonko ñëwee fii nii à Fatick le 11 février le 13 février je ne sais pas le 11 février 2019 bi mu fi ñëwee à Fatick 2 heures du matin nit ñaa ngi koy xaar ba 2 heures du matin defe naa loolu yéen ñëpp yëg ngeen ko te bu soobee yàlla fi ngay xamante ne ñun bëri nañ à Fatick alors bu élection campagne électorale 2024 ñëwee mais avant ñu fay dem résultat élection présidentielle 2019 gis nga ñoo jël 2e fii ne à Fatick te am score boo xam ne mosuñ koo xalaat ci Fatick commune am ko fi donc bëri nañ fi alors mais leneen li ma doon wax réalité yi dañoo bokkul ku ne dafay am nu muy opté xeexam man dama opté woon ak sama collaborateur maanaam les coordonnateurs de section communale ne bu ñu def violence parce que Fatick li fi nekk bëriwul Fatick demul avancé wul ban institution moo fi ne amul benn institution bu fa ne loo yàq Fatick sa bopp nga ko yàqal moo tax ñun ñu préféré ne dañu dem de manière diplomatique lan la ñu def nañ un point de presse avertir le président Macky Sall alors ñëwaat nañ déposer nañ un mémorandum def nañ point de presse loolu lañ def alors on s'est rencontré pour def marche def nañ marche bu ndaw pour exprimer suñu frustration defe naa loolu ça va et puis l'essentiel est que waa Fatick xam nañ ne alors lii neexul patriote tey ñi bokk ak Macky Sall sax ñu bëri xam nañ ne li ñu doon teg Ousmane Sonko ay caaxaan kese léegi nag caaxaan yooyu moo indi fukki bakkan ak ñett rot ci moo indi dégâts yi tardelwaat Sénégal moo tax li may ñaan alors nit da ngay nekk un responsable li may ñaan mooy les autorités là surtout le président Macky Sall gis nga lii na nit boo amee sa kër jël ay say surga dugal leen ci biir kër ga ne leen dama bëgg ngeen liggéeyal ma ñooñu da nga leen war di surveiller ndax ñu ngi liggéey wala liggéeyuñu ndax ñu ngi ci jàmm wala nekkuñ ci jàmm ndax li ñuy def jaar na ci yoon wala jaarul ci yoon mais yor say surga dugal leen sa biir kër di leen di fay ñu lay liggéeyal léegi ñuy complot nga naan yëguma ko alors que yow yaay la première personne la personne la plus renseignée yaa gën a yëg lii xew ci Sénégal donc loolu vraiment man dama ko mun a. merci beaucoup doguma la sax mais heure bi moo ñu dab. mais dama bëggoon rek nga ñëw si li nga xamante ne temps yi mooy actualité Sénégal. muy que création des emplois des jeunes ak insertion pour ñu def li nga xamante ne moo di ay formation professionnelle. bala formation boo xamante ne mën na leen jàppale ëllëg ci biir ñu am ay emploi tey jii nii vous en tant que opposant yéen ban taxawaay ngeen ci am. ah bon taxawaay bi ñu ci am de moom c'est très simple. mooy lan mooy président Macky Sall li mu mënul def pendant ces 9 ans. juróom-ñeenti at mu nekk ko président de la République mënu koo def ci ñetti at. loolu moom dafa leer. te li ñu gis muy def barke démb ak
jeunes yi fa demoon fële CICAD loolu campagne la meeting la théâtre la sax mun naa ko jàppee théâtre kese la loolu ça ne signifie rien loo xamante ne ay c'est des centaines de milliards loo xamante ne dañ koy sànni à la porte uniquement mais la création d'emplois la résorption du chômage ne se décrète pas elle ne se décrète pas du tey ngay jóg naan chômage bi dama koy dindi ça ne se décrète pas c'est une politique boo xamante ne da nga koy engagé alors avec endurance ngay dem mais depuis son élection en 2012 li fi président Macky Sall promettroon ci emploi yëpp mais defu ci dara 500 000 emplois par an defu ci absolument rien du tout balaa may dee ñu naan des emplois indirects ainsi de suite mais je pense que son ex-PM Mimi Touré rectifié na ko nee na ko balaa ngay jéem a créer yeneen emploi da ngay ñi am déjà da nga leen di dëgëral ci seen liggéey ba pare alors de ce fait état bi li mu waroon def mooy mu favoriser la création d'emplois alors installer li tubaab di wax un climat des affaires un bon climat des affaires ba nga xamante ne yow boo jógee tey avec ton master 2 en communication nga mën a installer alors ton entreprise de communication kay jóg tey mën a installer son entreprise mais tey jii da ngay am ton diplôme am toutes les compétences requises maanaam xam-xam bi war pour nga taxawal entreprise boo xamante ni yaa ko moom jël say nit ñu lay liggéeyal. da nga koy am mais boo demee pour nga installer ko dañ lay laaj foo far lan mooy sa couleur politique wala ñu lay caaxaanloo est-ce que duñ la dugal wala bralon est-ce que duñ la dugal ci ay caaxaan sax c'est ça loolu mooy problème bu Sénégal mais fi mu nekk nii gis nga loolu buñ ko favoriser woon alors tey chômage dina fi jeex état bi boo demee ci réew yu développé par exemple États-Unis mais état du recruter par exemple état du recruter presque li muy recruter mooy armée gendarmerie secteur yoo xamante ne alors moom moo ko moom mais lépp États-Unis mooy réew mi nga xamante ne maanaam tey da ngay nekk koo xam ne benn dërëm doo ko yor suba nga nekk millionnaire loolu foofu la ñu woowe le pays où tout est possible lépp mën na am tey mën nga ñàkk liggéey suba nga am liggéey boo xamante ne da lay dundal ci sa àddina loolu pourquoi pas mën nañ koo def ñun mën nañ koo def li ñuy may ñeneen ñi occidentaux yi tubaab yi ñuy ñëw di samp seen entreprise di am li ñu bëgg lu tax duñ ko may fii nii waa Sénégal lu tax mënuñ koo may Sénégal agence yi bëri na agence su affaire u création d'emploi wut liggéey bëri na loolu yëpp lekkukaayu xaalis la nañ ñëw jàppale mbéy mi ñu investir ci mbéy mi bu ko defee man mi nga xamante ne maa ngi Dakar actuellement su ma paree sama formation damay ñëw mën na bu ma neexee ma ñaan dañ may affecté Fatick ma ñëw di béy mën na suqali mbéy mi jël ay nit ñuy liggéey yow bu dee càmm gi moo la intéressé nga ñëw investir ci keneen ak noonu donc loolu moo mun a développer réew mais pas état jóg ne damay jël 450 milliards def ko ci jeunes yi commencé na koo def parce que meeting yi ñu def ñu ngi koy investir foofu te man maa leen ko wax duñ ci gis dara dinañ ci ñëwaat dinañ defaat beneen émission pour wax ci li nga xamante ne moo di meeting yi nga xamante ne lii di waa coalition Benno Bokk Yaakaar ñoo ngi koy def dinañ ci ñëwaat incha allah ci yaatal ñu bàyyi la rek nga wax. baalu àq voilà di leen di encourager xam leen ne Sénégal moo ngi leen di suivre Fatick ñu ngi seen ginnaaw vraiment parce que amoo leen xaj ak seen opposition ak parti au pouvoir ngeen yemale te defe naa média bu indépendant noonu la war di doxalee média boo xamante ne fii la nekkal population bi la nekkal noonu la war di doxee li ma ci bëggoon dolli nag mooy di nuyu population Fatick yëpp ne leen changement dafa jot nañ changer dëkk ci dëkk bi te amaloo njëriñ dëkk bi ñàkk a dëkk ci dëkk bi te amal ko njëriñ moo gën Macky la juddoo fii la yaroo mais wallaay ba mu faloo président ba léegi amalul njëriñ Fatick Ablaye Wade moom sax moo tane woon Macky Sall dafa jot nag pour ñu yeewu xam fi ñu jëm Ousmane Sonko ñu ngi naan Casamance la dëkk Ousmane Sonko xombal la juddoo yaayam di séeréer papam mooy joola mais fii Ousmane Sonko li muy incarné bu nekkoon ab brésilien sax wala indien moo nekkoon fii di koy incarné ñun dinañ topp ci ginnaawam parce que xam nañ ne moo mun a suqali Sénégal waxuma Fatick kese
te ñun ñi nga xamante ne ñoo ko représenté ci Fatick rek lañ gëm Siin lañ gëm man sëtu Buur Siin Kumba Ndoofeen la fii laa xam fii laa am lépp lu ma am fii laa koy def Fatick laa koy def te bu soobee la bu Ousmane Sonko gagné nañ fi def loo xamante ne di ngeen fàtte Macky Sall ma wax population Mbellacka Diaw nag ne dafa jot les jeunes la ñu ubbi seen gët xam ne am na ñu bees ñu ñëw ñoo xamante ne dañoo war a soppi Mbellacka Diaw Mbellacka Diaw dootul far ginnaaw jeex na dootul mujje ñun nag ñoo mun a jóg les jeunes informer les parents ne leen nañu xool bu baax a baax ñi ñuy sanil bu ñu sani ndax dañoo bokk ak ñoom bu ñu sani ndax dañoo dëkk ak ñoom bu ñu sani ndax leneen nañ sani xool seen doom parce que man de Boucar dama naan bu ma faloo war a jëriñ sama bopp te jëriñu ma askan wi yàlla na bu ma falu yàlla na bu ma ko yàlla may jamais bu dee rek li may daw nii pour sama poosu bopp la te du askan bi yàlla na bu ma ko yàlla may waaw loolu daal laay wax na population Mbellacka Diaw alors xam ne gëm ne ñun ñoo leen mun a génnee ci ndóol bi ñu nekk ci situation bi ñu nekk ci situation bi seen doom yi nekk maa ngi leen di gërëm di leen di sant. nag ñu dalaloon ci ki nga xamante ni moo di Boucar Diouf dëkk fële ne ci commune bu Mbellacka Diaw Boucar Diouf mu nekk coordinateur départemental bu PASTEF waa Ousmane Sonko yi ñoo ngi leen di sant di leen di gërëm suñu mbokku internet merci beaucoup ba beneen numéro incha allah.